di sant encore une fois tous les responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Thilmakha vraiment sama xol sedd na kontaan nañu ci mobilisation bi kontaan nañu ci liggéey bi man rek mënuma lii kon lii bu demee ba mel nii dafa am ñu ngi ko àndal mooy la coalition Benno Bokk Yaakaar su ma waxee te bañ a lim aussi di ngeen ma wax dara El Hadj Gora Seck mon frère nga xamante ni ne lépp luy organisation tey nit ñu ngeen fi gis moo leen jëli indi leen fii je voudrais vraiment ma beral ko nuyoo moom nga xamante ni ne moo fi nekkal notre frère Mamadou Diagne Fada donc moom mooy ci biir coalition mooy représenter la coalition Yeesal. waaw wàllu stade bi bu ma ciy wax dinaa ci sawar a wax ndax dama cee am vraiment satisfaction parce que dama ñëw fii. am na benn édition bi ñu fi mujjee ñëw yàggul dara il y a un mois de cela defe naa man ak notre frère et ami Tabaski ak notre grand frère El Hadj Cheikh Seck ñoo fi nekkoon que je remercie vraiment au passage bi ñu ñëwee ñuy nekk ci match bi ñu toog ba mu yàgg am ay nit ñu dugg ci biir terrain bi di jàll xamuñu woon sax li xew vraiment xale yi jooytuma doléance boobu nañu gis nga ko de yaa ko gisal sa bopp lii nekk na loo xam ni jaaduwul mu nekk loo xam ne daf ma metti lool jour boobu laa commencé di dox ngir lu sottal stade bi parce que jaadootul Thilmakha ak fi mu toll ci taarix ak ci dayoo ak sport ni mu fi développé ñu dem ba di football ci terrain loolu dafa jaadootul ci Thilmakha alors bi ñu demee vraiment rencontrer le ministre des sports waxtaan ak moom doon ko yëgal final bi parce que dafa bokk ci parrain yi vraiment ñu ngi koy remercier aussi au passage monsieur Matar Ba moom it vraiment soutien yi mu ñu defal yëpp gis nañ ko. directeur AGETIP vraiment ginnaaw bi mu jëlee engagement bi ci notre frère Serigne Bassirou Gueye que moom it ñu koy remercier bu baax ci soutien bi mu nu def depuis ñu nekk ci li ñu nekk ak léegi tey mën naa ni Thilmakha lu bari yaa ngi ko fi gis mën na ni moom moo ko fi indi. nee nañu bu lëkk lekkee alom na ko gërëme coy Serigne Bassirou Gueye ministre d'État ministre conseiller auprès du président de la République Thilmakha amel nañ ko njukkal lu rëy tey mën naa ni infrastructure boo fi gis daanaka bu baax dugal na ci loxoom ba ci stade bii moo ko tàmbali moo ko dox ba mu ñëw ku ne xam na ni Thilmakha peut-être mën na bañ a remplir condition yoo xam ne war na mën a am stade bu toll nii mais ci ay loxoom bu gudd ak ay lijjanteem fexe na ba stade bi egsi fii. alors donc directeur bi mu jëlee kàddu bi ñu waxtaanee man ak moom ginnaaw bi mu ma waxee engagement bu mu jël ci moom dafa renouveler waat cet engagement là ne ma soo demee ci sa journée boobu na nga jël engagement yow ci sa bopp ne maa la wax loolu 2022 incha allah dinañu yeggale stade bi ba édition bii ngeen di def fa ngeen koy joué waat kon loolu vraiment c'est un message boo xam ni ñun dañ ci am satisfaction incha allah ñun ñoo koy inauguré bu soobee yàlla. tey lii ñuy def fii ci Thilmakha mu koy def ak la jeunesse avant ñuy nekkoon ñun dans l'opposition la ko commencé woon toogul ba tey ñu investir ko à la tête de liste Benno Bokk Yaakaar fii ci Thilmakha mu koy doog a def su ko defoon peut-être tey fête bi du mel nii population yi dañu am fullawu na ko da ngaa nekk ba soxla di doog a ñëw mais ñun yàgg nañ fee ñëw di ko ànd ak moom kon kii ku bëgg Thilmakha la Cheikh Ibrahima yi ku fonk waa Thilmakha la te ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ak moom di liggéey ak moom lu bari ci Dakar ak ci Thiès mi ñëw di ñu seet si xam nañ ne ku bëgg Thilmakha la ku bëgg dëkkam la kon ñu leen koy témoigner que ne ku généreux la et il est d'une générosité exemplaire donc mon frère ñu ngi lay féliciter di la encourager di la indil félicitation le ministre Yankhoba Diattara ak ay encouragement mais lii jomb la ndax yàgg nga ko liggéey ndax nit la ki nga xam ni sóoroon na ëllëg ba tax mu am nu mu doon doxalee ak ay adversaire am kon tey bu retrouvailles amee pour ñu jiital ko pour mu diriger tête de liste Benno Bokk Yaakaar ñëpp nangul ko day doon lu yomb c'est l'occasion aussi de féliciter et d'encourager suñu frère bi nekk ci ginnaaw muy monsieur Fall mi accepté tey accepté choix bi te kilifaam joxe ko ñu accepté ko loolu tam grandeur la ndax mënoon na defee neneen mais moom it ñu ngi koy gërëm di ko ziyaara bu baax a baax
te gis naa ne la victoire à Thilmakha de la coalition Benno Bokk Yaakaar est déjà assurée ndax ku gis cette mobilisation exceptionnelle de la jeunesse autour de leur candidat xam ngeen ne mbir mi mat na ba pare da ngeen di dolli rek gën a yaatal ndax mu gën a nekk une victoire écrasante mais xam nañu la victoire est déjà assurée et loolu moom tey certifié ngeen ko avec cette belle mobilisation de la jeunesse. Je vous remercie. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.